ay chiffres banque mondiale rek la doon joxe pratiquement normalement fii amuñu ay statistiques c'est de l'extérieur que ça vient li ñu am fii Sénégal mooy li ñuy def recensement wax nga ko itam Pape Sidi wax nga ne da ngay dugg ci kër ñu ne la ay nit kenn du leen wàññi wallaay effectivement ay nit kenn du leen wàññi waaye dañ leen di identifier mais ñi nga xam ne ñooy def recensement yi dañuy ñëw nuyu paa bi ne ko ñaata nit sa kër ñaata jabar nga am day commencer di jàpp ne dañ dugg ci vie privée c'est indiscret nangam ak nangam mu ne la doom ay nit kenn du leen wàññi am naa benn jabar ak ñaari doom fekk am na ñetti jabar juróom-ñaar fukki doom. nga baal ma murit xam nga loolu. waaw mooy administration coloniale bi ma doon wax. waaw mooy parce que colon bi bu doon dugg sa kër. waaw di xool ñaata nit ñoo fa nekk. waaw pour ñaata ngay fay l'impôt la. merci beaucoup donc dañu yàgg résister ci loolu. moo tax chiffre banque mondiale yooyu ñëw kenn du ci toog chiffre banque mondiale yooyu ngay joxe. tout à fait ñoom li tax mu intéressé leen ba ñu koy def. parce que politique yi ñuy financer fii dañuy bëgg a xam sur quelle base lañ koy financer ak lan la leen di jural alors këyit lan la amal njariñ ki nga xam ne moom lañ koy wutal nga juddu ñu wutal la extrait de naissance parce que nous sommes dans des états-nations nit ki dañ ko war a identifier tôt parce que day am cursus bu mu dugg soit day dem école soit day dem daara mais dina dajewaat ak këyit par force parce que mi ngi tàmbalee ci carte d'identité permis passeport ak yooyu yëpp kuy dund da nga koy soxla boo gisee ñun ñu tardé mooy dañu xamul exactement ñaata nit ñoo ne ci dëkk bi. dëgg la te Sénégal gars yi wax ay 15 millions 16. billaahi ëpp nañ 20 millions. ëpp nañu ko fuuf. demal croisement Kër Massar à 18h. foofu 16 millions ñu ngi fi. voilà bokkul ak ay Guédiawaye ak yeneen quartier yi ak li xew ci biir réew mi kon bu ñu xamul ñaata nit ñooy yeewoo ci dëkk bi. nan lañ leen di mënee defal prise en charge bu correct. parce que bu fekkee kër gi fukki nit a fi nekk nga togg liibaru ceeb kenn du suur. alors financement yi ñun dañuy yelwaani booy yelwaani yóbbu ma ne 12 millions laa am wala 15 millions ñu financé la par rapport ak loolu. nga jël ci la nga ci soxla jël sa jox sa jarbaat jox jiw jox corruption bi ñuy wax à une échelle très bas ñi ko war faj mënuñu ko faj parce que ca kaw la tàmbalee. yow doo sàcc ba pare di dóor sàcc bu ndaw bi. waaw mais attends est-ce que loolu aussi du se dédouaner de parce que il faut un corrupteur pour mu am corruption. waaw. ñun ñëpp dañ cee bokk de. mais ce système est tellement complexe. non mais ñi tëral système bi ci boppam. mais noonu la ñuy dundee. xam nga am na ko taxaw ne man changé wuñ ko. xam nga léegi boo yow boo nekkee par exemple chef de l'État wala nga nekk ministre au bout de 2-3 ans ay ca milliardaire ga. loolu faluñu loon pour mu demee noonu. léegi directeurs yi topp ci. déjà Sénégal bu ñu lay fal pour nga jël ay responsabilités liggéey say mbokk dañuy daje di la wan ne lii sa ndey ko liggéey. commencé la tàccu yaakaar yi dolli parce que xam nañ ne famille bi tekki nañ. donc loolu tey loo xam ne ci alalu askan wi lañ ko teg. amul benn façon itam boo xam ne mën nañ ko organiser loolu dindi gis nga li xew ci tali bi nii policiers yi li ñuy def nii commissaire bi xam na ko. supérieur commissaire bi xam na ko. borom moto yaa ngi dee borom moto yi. borom moto yaa ngi dee xam nga li xew service 2000 yéen gis ngeen oto yi fii am ay contrôle technique am na ci oto yoo xam ne mais bu lay xoos ngay tétanos yow. te këyit yépp day mat. oto yooyu da c'est-à-dire tu vois des voitures qui roulent nga ne mais oto bi nan la amee ay këyit pour daw. visite technique. visite technique bi day baax day am lépp te boo demee buntu service des mines am na ñoo xam boo ñëwee limite da nga leen mën nga leen a bàyyi ak oto bi ñoom ñu dem gérer lépp ñëw jox la ko permis bi tamit noonu boo gisee indiscipline bi am ci tali bi c'est une formalité rek nga jaar ci auto école parce que tu les traites comme des facilitateurs pour avoir le permis c'est pas pour nga dem di jàng ñu lay jàngal code après ngay ci yëg déedéet loolu amul solo am na nag koo xam ne sax faf loolu yëpp du la ci fekk da ngay ñëw jox ko 150 000 mu wutal la rendez-vous pour code nga échoué jàll mu wutal la rendez-vous pour conduite nga échoué jàll mu indil la sa permis te bu valable lay doon mënoo ci dara loolu noonu la yëf yi doxee fépp réew mi loolu moom maanaam te corruption li ci gën a garaaw daanaka soriwut ak rey nit parce que gis nga sun borom subhaanahu wa taala bi mu woowee malaaka yi ne leen damay def xalifa ci kaw suuf dañ ko ne ak tajhalu fiiha man yufsidu fiiha wa yasfiku dima mbaa ñoom duñ ñëw fii di semer la corruption ak di tuur deret ñaar yooyu lañ jëkk a wax corruption moo jiitu tuur deret topp ci mais fi mu toll nii dem na ba nekk loo xam ne gis nga c'est devenu légal c'est-à-dire joxe nii pour continuer doxi say soxla parce que xamatoo say droit yow xamoo ne li dañ la déclarer boo ñëwee soxla extrait da ngay joxe sa numéro bi 023 88 date de naissance bi ñu defal la ko léegi tamponel la nga dem
pourtant nous avons copié le système français bi noonu affaire yi noonu la yombee ah. da ngay jël rendez-vous sax maintenant sur le net dem doxi say këyit. nous allons vers ce qu'on appelle un totalitarisme numérique j'en parle depuis des années. Tout à fait. des na tuuti Pape Sidi. ku amul puce doo dem fenn. waxuma këyit nii de puce. tout sera numérique. xam nga les gens commencent à parler de puce xam nga Klaus Schwab. bu forum de Davos dane maanaam identité boo xam ne wearable da nga koy mën a comme pins. ak boo xam ne day nekk après sous ta peau am na yoo xam ne bureau yoo xam ne léegi sa baaraam ngay teg pour dugg. parce que foofu la àddina jëm. et nous sommes à des années-lumière de la réalité. bon ce totalitarisme a d'autres soubassements sax mais liberté wóor mooy comme ñun ñu ngi ci àddina bi. di dund sa carte d'identité bii nga yor dafa am puce. sa permis de conduire gis nga changé nañ ko parce que dafa am puce. sa passeport dafa am puce. léegi ça va être relié à ton téléphone à ton compte bancaire. tout va être maintenant relié à ton empreinte digitale finalement. parce que puce bi ci sa yaram lay ne fa lañ jëm. et ton iris. fa lañ jëm donc ñi nga xam ne ba léegi mënuñu même léegi boo xoolee même téléphone portable boo ko amul sax doo xam li xew ci àdduna bi. déedéet des fois nga dégg sax ku naan waaw l'État sénégalais doit arrêter de nous écouter parce que mais boo yoree portable. bul làqatooti. bul tooñ bul saaga bul def kenn parce que foo ne. dañ lay géolocaliser dañ lay identifier dañuy xam parce que àddina bi ni mu toll nga xam plus de 7 milliards la. il y a une force terrible qui doit pouvoir la contrôler. parce que nit ñi dañoo bari notion de liberté bari idéologie yi bari nangam ak nangam kon nit ñi bu ñu demul ba mën a xam importance su këyit mën a xam nooy fegoo sa bopp nan ngay protéger sa yenn données yi doo dem vers le nouveau monde doo xam sax li xew. waaw mais li nga xam ne mooy sunu këyit yi ñuy lijjanti moom. mën nañ ci débattre waaye bu subaa boo soxlaa boo deful noonu. mais malheureusement doo am. man j'ai un ami. c'est ça xoolal il s'appelle Clément Zoumou Nedjeline je m'excuse de le citer parce que tàgguwuma ko bi may ñëw ci émission bi. Touba la dëkk daa tuub jébbalu tudd Serigne Fallou Nedjeline. macha allah. ñuy defar ay carte d'identité c'était en 2000. avant élection yi nii boobu la numérisé yi door a ñëw. waa ji na ko duñ la defaral carte d'identité parce que doo sénégalais. xam nga lan la mankaañ. sénégalais la. ñu dem fëgg sëñ Béthio boobu mi ngi ci néeg bi ne ko kaay parce que problème am na ci kër gi waaye audience bi ci kër gi la amoon waa ji génn sëñ bi génn ak kii xam nga il a servi à Agnac. mu ne gis nga waa ji yow gis nga lii frustration yii bokk na ci li taal Casamance. kii ab sénégalais la. nga di ko traiter comme un étranger parce que xamuloo tur bi. lii bokk na ci frustration yi nga xam ne moo indi problème mu Casamance bi. bu dul woon te bu fa nekkul woon di kilifa. mais waa ji du am carte d'identité man lu gën a neex loolu damay wut certificat de mariage à Touba boobu. ki ñu délégué signature bi sëñ Béthio moo ko délégué woon nga xam ne boobu c'était le président du conseil rural. ma ñëw waaj ne du signer sama certificat de mariage parce que man du ma jullit. xam nga nu ma tudd. Diène Mag Faye xamul tur bi mu ne moom du ko signer ma bëgg a xar kër gi sëñ bi woo ma ne ma bàyyi man dinaa ko woo waxtaan. budul woon loolu mais coow laay am parce que ndaw si ci boppam tur bi mu yoroon santu mankaañ la yor. parce que Sénégal am na ñu sant ay ndékki yi ay balaku ay nangam kaay yaa barke dem innaa fi ku sant kaay te tubaab yi ñoo wax santam ak yeneen xeetu tur yoo xam ne ñiy administrer réew mi bu ñu xamul c'est-à-dire sunu ethnie yu ñu fi nekk boo amee parti politique sax je te conseille ethnie bu ne nga jël fa kenn nga neexal ko rek pour mu bokk ci parti bi pour nga xam réew mi nga bëgg administrer ak nit ñi fi dëkk nan la ñu mel gis nga waa ji ak accent bi ñun ñëpp on a passé qu'il était guinéen Kolda la dëkk c'est terrible donc am na ci dañuy stéréotypé ay nit ci zéro waaw moo tax dëkk bi waroo fi rek moomuñu ko waroo fi rek moomuñu Sénégal mais Thierno am na lu ñuy faral di wax di ko bàkkee nuyoo murit waaw loolu bu ko nit dëppee ci ger loolu ab saay-saay ko tuddee nuyoo murit ndax murit dañoo tabe murit yi dañoo mën a joxe naturellement loolu dafa bokk ci ñoom parce que ñun sunuy kilifa duñ leen nuyoo loxoy neen addiya sëñ Saliou dafa ne woon daa bokk ci njëriñu addiya day def fu dara newul di dolli fu néew di barkeelal fu bari te dane bokk na ci njëriñ moo tax nun bu sëñ bi ne woon tëll fii damay làmb sama poos nuyoo ko
loolu mooy joxe àddiya. léegi nag ki nga xam ne moom ab saay-saay la te bëgg a def yëf yi saay-saay gis murid yi mu copier modèle bi mais bëgg a yàqaale sunu der ñun on n'est pas comme ça de. on n'est pas comme ça. am na koo xam ne kër sëñ Touba la mas a dawee daa maanaam daf boobu sëriñ baa ngi fi dañ ko mas a ramasse guddi mu dawee fañ ko ramassé ñëw bi mu ñëwee wax ko sëñ bi nettali ko lépp ne ko damaa rëcc mu ne ko def nga loo xam ne de man du sama jikko dellul fañ la jàppee woon ndax sëñ bi moom bi ñu ko jàppee dawul ba mu delloo ñëw di wax ne waaw dañ ma fee jàppoon ma daw naa ñu ne ko non non demal sa yoon mu ñëwaat ci sëñ bi di ko wax mu ne ko waaw lii mooy yoon maanaam fi mu ne problème bu daan mës a am nii man dama ko fekkee ba tàyyi problème am boo xam ne maanaam service su état yi dañ ci war a dugg maanaam Serigne Saliou day wax ne loolu de nañ ko teg ci yoon ak ku mën a doon nag ku bokk ci kër gi wala ku